asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi seetaan Mbour TV point net seen émission bi nga xam ne mooy Mbour TV matinal am nañu mbégte jàkkaarloog yéen saa su nekk nu ñu koy defee tey nag di àjjuma tombeeg 28 septembre 2018 émission Mbour TV matinal ma ci ànd ak tey Sista Binta maa ngi lay nuyu Binta. fay naa la Djib Diop Ndiaye. ça va yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. waaw ñu ngi nuyu bépp téléspectateur Mbour TV ak suñu caméraman ak Babacar mi nga xamante ne moom moo yor wàllu journal di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak ñi amul jëkkër yal na leen yàlla may jëkkër ñi amul jabar yal na leen yàlla may jabar ju baax a baax ak yàlla mi nga xamante ne borom jàmm la ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla ñëpp am jàmm Sénégal am jàmm ñi jaale kooku di suñu sista Aïda mi nga xamante ne benn dëkkandooram moo génn àdduna mu nekk xale bu ndax wax dëgg yàlla ñu ngi koy jàlle di ko ne rek waa Mbour TV ñu ngi koy masawu bu baax a baax na xam ne bu amee naqar ñëpp a ko bokk di ko jàllee famille ñi nga xamante ne ñoom ñàkk seen doom. waaw comme nu mu ko waxee Aïda dafa am benn décès donc ñu ngi koy jaale kooku nga xamante ni dafa génn àdduna di ko ñaanal yàlla na ko yàlla jéggal te xare ko àjjana donc tey la génn àdduna donc loolu tax te gisoo leen ko ci plateau bi ñu ngi ànd ak moom ci naxar bi comme nu ko Binta waxee waaye tamit émission Mbour TV matinal dañ ci ànd ak suñu sponsor bi nga xam ne ni mooy Binta Fashion chez Kumba ñu dem seetaani publicité ci régie bi daal di dellusiwaat ci plateau bi. képp ku bëgg lu baax bëgg lu yànj bëgg lu rafet bëgg foo sañsee génn ñu xoolaat la jokkool ak Kër Binta Fashion Kër Binta Fashion chez Kumba gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nag gérante bi di Bourel Gueye képp ku bëgg ci sañse yu rafet yi képp koo xamante ni bëgg nga montre bëgg greffage ci couleur bu mu mënti doon cheveux naturel original képp koo xamante ni bëgg nga écran plat képp koo xamante ni bëgg nga matériel buy jógee fële ca Dubaï directement wala ca États-Unis directement demal seeti Kër Binta Fashion chez Kumba gérant bi di Ahmed Bibi Ndiaye ak Bourel Gueye bu la neexee sax da ngay woote ci numéro téléphone bii di 77 987 58 37 jëlal 77 987 58 37 kooku moom mooy Bourel Gueye nga woo ko rek mu fekk la fi nga nekk indil la ci marchandise boobu wala nga woote ci 77 774 60 68 kooku moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nga woote ci 77 021 55 71. képp koo xamante ni bëgg nga ci sañse yi dëkk ci Ngaparou Somone Ngekoox wala Sindia mën nga woo kooku ci Ndey Coro Boy ci 77 185 72 27 mu indil la ko ba sa kër wala nga woo Mamadou Petit Boy ci 77 419 93 09 yow mi dëkk Ngaparou Somone Ngekoox wala Sindia ci numéro téléphone yooyu ngay woote ñu indil la yére Kër Binta Fashion yi. gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala kooku di Bourel Gueye numéro téléphone bi 77 la 987 58 37 wala 77 774 60 68 wala 77 021 55 71 lépp luy matériel bu jógee fële ca Dubaï original nag waaw yaa xam yére la dàll la saag la greffage la perruque la cheveux naturel la wala montre wala matériel électroménager wala ay téléphones yoo xamante ni ay classe la yoo xamante ni ñu ngi jógee fële ca Dubaï wala ca États-Unis directement. Kër Binta Fashion chez Kumba moo leen di may seen émission Mbour TV matinal. jërëjëf Binta Fashion chez Kumba gis ngeen li nga xam ne ni moom la ñuy jaay donc mu nekk boutique bu ma yanji produit di bagage yi di bàyyeekoo fee nga xam ne moom mooy diwaanu États-Unis ak Dubaï waaye xibaar yi dañ ci àndal Babacar Fall maa ngi lay nuyu Babacar si côté régie. Jibi maa ngi lay siyaar ci àjjuma ji di nuyu téléspectateurs yi Mbour TV di nuyu Binta ñu dikk ak yéen ci xibaar yi. xibaar yi tey vendredi 28 septembre lan moo gën a fës ci xibaar yi. xibaar yi la ci gën a fës bokk na ci bés mi nga xamante ni bi àdduna wërngal këpp daf ko jagleel wopp gi di say bi maanaam rage jëwriñ ji nga xamante ne bi moom lañ dénk sàmm gi di Aminata Mbengue Ndiaye fekkook jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr ñoom nag ñi ngi teewoon fii ci diwaanu Mbour ca bayal bu santé su foofu lañ doon amale li nga xamante ni bi mooy xumbute gi
bulldozer bi war a toj place publique bu nekk ci centre ville bu diwaanu Mbour yegsi na nag ni ki démb maire bi nag moo jël bile dogal daal di fi jëlee li nga xamante ni bii mooy place publique bi am ay ndaw yu taxaw ni loolee nag du fi am tey du fi am ëllëg bulldozer boobee balaa toj place publique bi faaw mu jaar ci seen kaw. maire du mouvement des élèves étudiants républicains bu département de Mbour ñoom nag amaloon ab ndaje ngir nag amal li nga xamante ni bii mooy seen lancement jëm ci wàllu campagne la ñu nag bëgg mooy parrainer ki nga xamante ni bii mooy njiitu réew mi Macky Sall ci lu ñu sukkandiku nag mooy réalisation yi nga xamante ni bii njiitu réew mi def na ko Macky Sall des na ci dikk. ji bi loolu lañ fi indi woon ni ay xibaar su ko defee ci kanam tuuti ñu dugg ak yéen ci atal gi jërë ngeen jëf. jërëjëf Babacar Fall ci xibaar yi nga xam ne moom la ñu indil dañuy daal di ñëw nag li nga xam ne moom mooy Mbour TV matinal saa yu ñu koy defee bu ñu xëyee waxtaan lu am jafe-jafe ci askan wi bokk na ci société tamit waaye bokk na tamit tey ci lii nga xam ne moom mooy Dóor waar ginnaaw loolu nag ni ki démb lañ doon def funérailles kii di Bruno Diatta mujj nañ ko jébbal boromam kon nag jeex na ñu koy ñaanal fa mu nekk yàlla defal ko fa jàmm yàlla xare ko àjjana moom mu fi nekkoon Bruno Diatta ci waxtaanu tey bi nag Binta laa ci àndal comme que Aïda tey dafa am gàllankoor Binta moom moo yox lépp lu jëm ci wàllum société astafurlah Dóor waar Binta waa Dóor waar tey Dóor waar ban kii ngay indi ban métier. laata loolu rek ji bi ma wax la da nga sanse de. ba ngay ñëw kenn wax la da nga sanse tey. damaa sañse. waaw sañse waaw merci beaucoup. kan moo fi jaar sañse waxoon naa saa yu ma génnee. su ma génnee àjjuma rek kër gi leer gis nga. waaw tey moom vrai kii la quoi waaw merci beaucoup. bi sax moo ma gën a neex. waaw li nga sañse yow tamit rafet na trop. merci beaucoup su ko defee rek ji bi dañuy daal di xuusaat rek dellu ci marché central ñi nga xamante ne ñoom ñooy commerçant ak bépp commerçant ñi di jaaykat keroog wax nañ ko fi tey dañuy daal di leen dikkal fi nga xamante ne mooy chambre de commerce bi nekk Mbour fii parce que ba ma defee reportage ci émission boobu ñu bëri dama leen laaj ñu ne ma chambre de commerce kees la nekk alors que Mbour am na chambre de commerce depuis 2006 mais kooko laaj rek kees la lay wax man dama xamul ndax jaaykat yi ñu ngi wuti seen registre de commerce ak seen NINEA ou bien pas parce que su dee ñu ngi koy wuti su dee am nañ ko tamit war nañ mën a xam fuy registre fu chambre de commerce bi nekk ndax def naa ci émission du benn yoon te ñaari yoon chambre de commerce mu ngi fii ci marché bi avant ngay dugg marché wetu police bi nekk fii après kii bi nan lañ koy waxee gendarmerie avant waa gendarmerie la xawma police bu marché. waaw police bu marché foofu la nekk boo fa demee di nga fa fekk Abdou Konaté ba ma defee émission ak moom mu ne ma ñu bëri woo nañ ko mais ñu bëri dañoo xam ne dañoo yaakaar ne chambre de commerce kees la nekk man leen kees la nekk ma dugg marché def reportage ci émission boobu ñu ne ma c'est parce que duñ leen ko sonal parce que bu nekkee dara la boo xamante ni comme carte d'identité la tey booy voyager tey soo dee amoo carte d'identité dañ lay sonal mënoo jaare fenn te yoroo sa carte d'identité su dee ñi nga xamante ne ñu ngi def seen liggéey ñu mu waree lan moo tax ñi ngi nekk marché amuñu waxuma kenn amul registre de commerce mais nee naa soo duggee marché central bu nekk fii 50% yi ñoo lay wax dañoo am registre de commerce te registre de commerce dañoo xamul lan mooy njëriñ bi dafa nekk loo xamante ne da lay sécuriser mais day nekk carte d'identité ci yow ndax fépp fooy dem ak bagage boo mënta bëgg ak nu mu mënta toll muy Dubaï muy fépp boo amee sa registre de commerce loolu da day yomb ci yow voyage bi day yomb ci yow tey pensez jamais dans la tête keneen mën na laa woo fi ne la dama bëgg a jaay ak yow te mu nekk Dubaï nga yor sa registre de commerce ngay dem nu mu la neexee dara du la ci fekk. registre de commerce dafa am solo sax surtout NINEA loolu moom mooy tax nga am papier yoo xamante ni moom mooy ñu xam ne yow dëgg-dëgg commerçant nga wala dëgg-dëgg ci li ngay yëngatu état xam ne ni yow yaa ngi ci yoon bu jub parce que boo ko amee rek day tax li ngay yëngatu nit ñi mën a xam ne ni kii nii yoon bu jub la nekk te tamit
nga mën a jëflante ak nit ci benn fànn bu nekk parce que wax nga ko sànq mën nga jëlee fii ay bagages di liggéey ak ñu nekk beneen réew donc loolu registre de commerce de fi indi kii surtout ak NINEA nga xamante ni donc loolu boo demee ci bërëb boobu ngeen xam ne moom la leen bintaawa moom mooy chambre de commerce ñoom loolu moom mooy seen njëriñ loolu mooy seen liggéey boo nekkee commerçant da ngay gëstu nga jéem a xam bul toog rek di xaar ñu la siy sonal parce que ñun africains yi loolu moom moo ñu sonal il faut nga toog nga xaar ñu lay basculer di la buux di la kii booy wut place ci marché bi demal nga wut bërëb bu baax xam ne kenn du la fa déplacer waaye tamit boo amul moyens yi nga xam ban commerce ngay def parce que boo ko deful suba dañ lay jëlee ci benn ñu naan déguerpissement ñu ngi ñuy jëlee fii di ñuy sànni ñun ay doomu réew mi leen boobu te yow li nga war a def ak sa diggante nguur gi defoo ko donc day indi leneen surtout ça si ñi nga xamante ne ñoom ñooy commerçant yi ndaw yi maanaam marchand ambulant yi ñoom tamit ci tali bi la ñuy taxaw foofu du seen place suñu amee tey imagine toi nga am sa registre de commerce nañ la jox place bu baax boo xamante ne da nga fay nekk kenn du la sonal ñoom tey jii suñu jógee marché bi suñuy seen policiers yi ñuy daw loolu amul benn njariñ su dee da nga am sa registre de commerce tu es assuré fépp foo mën a kii rek dañ fa mën a jaay tranquillement kenn du la sonal te dara du la ci fekk ndax prix bi yomb na loolu imagine toi nga jël benn un mois nga jaay lu ëpp 1 million ñu ne la registre de commerce ay 100 000 francs la matu ko sax ay 93 000 francs la ma wax ak li ci tegu ne ma ñoom ñoo lay defaral lu nekk muy sa yow daal da ngay andi sa say këyit rek say këyit ngay andi rek waa ñi nga xamante mooy sa carte d'identité ak sa extrait de naissance boo ko yóbbee ñu li ci war rek ñoom ñoo koy def te du mat une semaine ñu defaral la sa registre de commerce nga nekk si jàmm fépp foo dem rek da ngay mën a tranquille ndax yor nga say këyit ak ñi nga xamante ne dinañ ñëwaat si prix yi tamit ji bi parce que bu ñu ne commerçant rek ñu ne si prix yi tamit keroog wax naa ko dama koy waxaat ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk si biir kër yi di jaay maanaam di joxe ay 1 mois 2 mois di leble waa kay ñoom tamit war nañ am registre de commerce ndax ay commerçant nee naa la même su dee da ngay jaay sa buntu kër sax war ngaa wute registre de commerce mais ñoom ñoo fi dax def ay prix yu ëpp te duñu am registre de commerce bi tey mën nañ laa lebal loo xamante ne ñoom 40 000 francs lañ koy jaayee prix fixe maanaam teew moom lañ koy jaayee nga bëgg koo leb ñu ne la 80 000 francs dafay métti sax parce que boo xoolee ni boo amee kayit boobu noonu sooy dem di ko jëli dinañ la jox ay xel parce que ña fa nekk seen xam-xam waa màcc na ci wàllu commerce donc ñoom dañ lay wax ne lii ngay def lii boo koy def nii nga koy defee donc xelal la ba pare wutal la ay kayit bu ko defee yow tey jii bu dara xewee ñu ne la yow est-ce que amoon nga registre de commerce wala est-ce que am nga nii ne yaa ñu ne la nga ne waaw kayit yaa ngi nii damaa nekk commerçant bu jaar yoon donc de ce fait que doo sonn waaye tey boo jëlee say prix jugee fee di xeex benn organisation wala benn marché bu fi nekk nga koy xeex te yow mi si sa bopp li nga war a wutoo ko li nga war a seq ak état bi defoo ko donc day niiru leneen. waaw ñu jàppale la sa day metti torop ndax état ñoom lañ fi nekkal tey ñoom sonal leen ci benn côté ndax mën nañ xëy chaque jour dugg marché kenn ku nekk sa boutique sa cantine ñu xool ndax am nga registre de commerce ou bien pas defuñu ko mais tôt ou tard nañ ko préparer parce que tey état mu ngi liggéey boo xamante ne dañuy gëstu fépp. te duñ leen tàggoo man lañ fa ñu fekk la nga def sa cantine ba mu fees dal la ñu ne la génn fii parce que Europe lan mooy firnde ni yow foofu yaa ko moom amoo benn këyit dara du leen leer te yow su boobaa. commerçant yi nag dañoo bari kii de gis nga boo gisee temps yële marché yi commencé di lakk dëgg la dogalu yàlla la mais gars yi dañuy bari ay affaires yu ñuy def ci marché bi branchement yu jaarul yoon waa ak seen place yi nuñ ko war a entretenir. duñ ko def faaw ñu xam seen droit ñoom tamit ndax lu ëpp daal tuuru. lu état lu mu leen may dafa ëpp te tey jii seen marché bu làkkee ñaanuma ko yàlla état moo leen di jàppale waat duñ leen laaj ndax am nga registre de commerce ou bien pas dañ leen di jàppale kon nañ def li nga xamante ne loolu moo leen war nañ marché bi tey boo fa duggee yenn moment boo fa duggee bu tawee doo xam foon ngay taxaw fépp foo dem rek jaaykat ñu ngi fa fépp fi nga xamante ne tali la mbedd doo xam mbedd bi ak marché ban fan espace bu am bu ndaw rek ñu proxal def ci seen waaw mënoo jàll normalement ak mu yàkkamte boo mënta yàkkamte soo duggee marché da ngay tardé te du loolu mooy marché tamit bu ñu ne marché tamit nit ki tamit boo demee da ngay mën a xam fan nga lan nga mën a jënd mais des fois da ngay dem ba yow li nga war a jënd soo demee marché da ngay affolé carrément ndax xat-xat ak fi nga xamante ne
foofu la ñuy jaayee du seen place nañ xool fi nga xamante ne mooy place bu baax ñu jaayee fa ak fi nga xamante ne foofu la état foofu la leen yemale nañu yem foofu ñu yem seen place. très bien Binta tey nag mu ngi duggaat ci commerçant yi parce que ku wax commerçant wax jafe-jafe parce que njënd ak njaay dafay doxal réew loolu la ñuy wax économie koom-koom donc koom-koom bu nekkante ni dañ ko teg ci yoon réew mu mun na développer ci ni mu gaawee parce que commerce tamit di jënd di dugal di nit ñi di soxla nga leen di jaay da nga war a mën a jaar fu yoon laajte donc autorités yi tamit war nañ see bàyyi xel ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo fi nekkal ministre du commerce du jaay doole sax mais dem waxtaan ak commerçant yi xool benn stratégie boo xam ne def recensement ñu am registre de commerce ñu woo leen ne leen yéen kat war ngeen ut nii yaa war ngeen ut registre de commerce war ngeen mën a xoolaat seen bopp ngir kat ëllëg bu dara xewee wala bu ñuy def dara ñu xam ne ni yéen bokk ngeen ci commerçant yi nga xam ne ni jaar te boo amee kayit loo soo defee sa devoir donc sa droit nga kon baax na donc il faut que nga njëkkee devoir maanaam li nga war li war si sa digganteeg nguur gi après nguur gi def moom tamit li ko war sa diggante kon defe naa ni loolu moom moo nekkoon nag waxtaan bi Binta xam naa da ngay jéem a proposer xelaat bu baax rek après ñu tàggoo. waaw su ko defee rek conseil bi may jox commerçant yi ak commerçant yi mag yi ak commerçant yi ndaw yi commerçant rek la nañu wut li nga xamante ne mooy këyit ndax sénégalais yu foo ñi luy këyit luy registre de commerce ak NINEA dafa nekk loo xamante ne da lay sécuriser da lay protéger maanaam carte d'identité la comme sa carte d'identité mi nga xamante ne sooy voyager moom ngay yóbbu fépp tey boo ko amee lépp loo bëgg ci commerce bu la yàlla jàppalee mën nga ko am te mu yomb la tamit du nekk loo xamante ne prix bu cher ci sa kaw lépp looy dugg rek day yomb ci yow su ko defee ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk chambre de commerce parce que ñoom tamit je ne peux pas concevoir nga nekk benn bërëb plus de 10 ans depuis 2006 ñi nga xamante ne ñoom ñooy population xamuñu sax fu chambre de commerce bi nekk ñoom tamit nañ jéem a sensibiliser ñi nga xamante ne ñoom ñooy commerçant bu ñu yem ci seen bureau kese nañu xool publicité yi ñu mën a def ci wàllu lool ndax seen liggéey boo ko joxee akam rek yàlla dala ci mën a dimbali. très bien léegi ñu tàggoo Binta. tàggoo mooy xanaa di gërëm sama tailleur rek Mactar Ndiaye mi nekk Dakar depuis Grand Dakar moom moo fële fii rek ci sama 217 bi rek mais tissu bi moom dama koo sàcc xam naa duma ko wax rek parce que bu ma monsieur le maire déggee rek. da ngay ñawlu ba Dakar quoi Binta. mais ne yow da ngay ñawlu ba Dakar. waaw damay ñawlu ba Dakar xam nga kooku moom ndeysaan dafa sës si man te du ma mës a rëkk. loolu mooy problème bi rek man tamit ma sës si moom te du ma ko mës a rëkk. numéro am daal 77 la ko bëgg a ñawlu sa 217 bu baax. da ngay daal di doxantu rek dem ba cosaan Grand Dakar. fekk fa Mactar Ndiaye numéro 77 la 307 54 24. 77 307 54 24 Mactar Ndiaye la tudd Ndiaye jaata nuy naa lu bëri bëri sama xol sedd na ci yow. su ko defee rek ma daal di dem Maroc nuy kooku di sama frère sama lépp daal ñu koy woowee Mamadou Ndaw nuy nañ la lu bëri bëri ak sama xarit bi nekk foofu ñu koy woowee Ndey Jatu Candum depuis Maroc ak waa Casamance. waa Sénégal ñëpp daal nuyu naa ñëpp ku lim daal juum. jërëjëf Binta jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñu doon seetaan seen émission Mbour TV matinale di jaalewaat encore une fois suñu sister Aïda donc mu nekk ci dëj tey di incha allah dinañ fa ñëw di ñaanal ko nga xam ne moo génn àdduna yàlla xare ko àjjana di gërëm tamit équipe technique bi ñu àndaloo di leen jox dig daje altine incha allah passez un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision Mbour TV merci. Bye bye. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.